asalaamaaleykum wa rahmatullah. dañoo bëggoon dellusi rek indi suñuy xalaat ci dem gi nga xam ne François Mancabou dem na ko, muy dem goo xam ne Sénégal yëpp la naqari, muy dem boo xam ne kuy mankaani ca Casamance sa xol jeex na, muy dem goo xam ne ci ak noonoonte képp ci lu ko sukkandiku ba faat ko, muy jëf joo xam ne jëf gënu koo ñaaw, ku ay bokkam yaakaar, un père de famille, ay criminel sénégalais lijjanti ba faat bakkan bi. defe ne loolu war nañ koo gën a mën a leeral. commissaire Sangaré mii yéen ñëpp yéen yi fàttaliku pharmacie boobu nga xam ne dikk di jënd garab amul lu mu jëndul indi fay alkaati ñu toj pharmacie ba, ceena borom pharmacie ba, takk ba mu dëgër yóbbu gendarmerie duma ko. kon ki ay loxooram yàgg naa am. kon ay loxoom bu fekkente ne François dafa aw ci moom, tuuma yi dellusiwaat ci moom, mu nit koo xam dañ ko waroon a futti ba mu tojee pharmacie ba, tey buñ dee am ñàkk ko wóolu ci lii, dama ne seet ko jot na. waaye kenn du ko seet de mukk. kii dama ne raw na, kenn du ko seet, ndax ñu mel ne moom la état bi bëgg, ñu mel ne ñoom ay reykati nit ñoo la Macky Sall soxla. te kat lii dee deewul képp ci kaso bi, lii dee hôpital principal a ëpp, dama lii dee pavillon spécial a ëpp. ndax Macky Sall képp koo xam ne yaa ngi dox diggam ak nguur gii, sa bakkan mi ngi ci xottu leget, te Macky day rey di rey te du ma sa bàyyi rey. Cheikh Tidiane Gadio man bettoo ma, déedéet bettoo ma. waaw ba ma lay gis kay ngay kobasante ak sa moromu góor ne tàtt mandi la sama àdduna xoola laa jeexal ci yow tàkk, waaw. le général Fall, un général de l'armée lañ wax, koo xam ne yow mosoo rey benn nit pour le Sénégal, waaye koo rey ko ne ab sénégalais la. lii lu ko gën a ñaaw gisuma ko. métti na ci askan bi, métti ci ñëpp, waaye Macky Sall reyam bii du gan ci moom, te du ko bàyyi mukk tant que yéen ngi tudd fauteuil bii ci relais dëkk am ñu koy reyal, te ay gradé leen yoo xam ne alal yi àdduna ci boppam moo féq seen ngor. ñu doon ñoo xam ne mën na laa rey ci juróomi dërëm, muy ñoo xam ne ku ci mel ne Cheikh Tidiane Gadio mii ku ma bett la. bett na ma sax bettuma, noonu laa ko mën a waxee, ndax dañoo nekkoon fii New York di ko séq, ma xam ko. waaye nag bi nga xamee ne falu na doon ministre yi, boobu ba ndëgën defe ne nit la ak genn wàll, boobu ba ndëgën alal da ko wubb, te lim naxee askan wépp Cheikh Anta Diop la naxee ñëpp ba yëg ci kaw. ndekete woo waa LGBT la. kan bokk waxtaan ngeen jóg ci Sénégal. rey gi Macky Sall du ko bàyyi ci àdduna, du ko ba. mbiri dictature noonu la. dafay na Macky Sall dana bàyyi reyagul li mu bëgg a rey sax, dama ne 1/100 Macky reyagu leen. ñun ñëpp boo leen lu jeexal du bàyyi de, parce que alkaati yi amuñu xam-xam boo xam ne war na ko mën a contrecarrer ba bañ ko déedéet. mais ay lâches de l'armée ñoom la recruter ak i policiers yoo xam ne ay rempart yoo xam ne mën nañoo rendi. waaw Cheikh Tidiane Gadio mi jote woon ak moom ba doon ko fi menacé, aba ay bokkam xam ko, mu yóbbu ko fi tribunal gañe ko. Cheikh Tidiane Gadio mi bu doon Amérique du fanaan këram tey. dama Cheikh Tidiane Gadio bu doon Amérique du fanaan këram. commissaire Sangaré mi am tuuma woon nañ ko fi ca pharmacie ba, mu wàññi ko encore taxaat ci lii, des ko war a téye, wurundu ko bàyyi muy taxawaalu. kii ñu rey nag doomi jàmbur la, mu am droit dund, doon sénégalais. Macky Sall mu bëgg nguur képp, bëgg nguur tax nu faat ko ba ay doomam ñàkk ko, aw askanam yittewoo ko
jeexal ci moom dama ne commissaire Sangaré mii Cheikh Tidiane Gadio mii dama ne ba ci waaye am réew nii lay demee rek bu fa dëgg nekkut réew mu dal ci ay fen réew moo xam ne kilifa diine day taxu wax lu dëgg ba waxuma lañ ci xutba bi ñi ni woon ci jumaa ñëpp xam ne suñ bi waxul dëgg wala imaam bi waxul dëgg ku ci jekk riba lekk ko réew mi ni dong la mën a mel foo tourné gis yi góor jigéen foo tourné rek gis leen ñu lambar yi mooy yàlla gi ak fen yi daj na réew mi fen yi daj na réew mi ngir yàlla wax leen dëgg te bàyyi kàcci ka déglu Ousmane Sarr def na ci analyse bu pertinente Ousmane Sarr activiste bu nitu dëgg. lu tax parce que depuis une semaine ñi ngi alerté ci kaw François Mancabou que ne li ñu ko def commissariat central gëmatuñ ne dina si jóge di dund. François Mancabou bi ñu koy jàpp ñi nga xam ne ñooy sécurité urbaine bi ñu koy jëlee këram dara dalu ko parce que militaire la woon nekkoon garde corps nekk nit ku dëgër nit koo xam ne amul benn feebar bu nekkoon ci yaramam ñu jàpp ko yóbbu ko dóor ko torturer ko sonal ko ba nga xam ne durant bi ñu nekk commissariat central ak rëbës yëpp moom mësul dem rëbës parce que lépp urgence la fa ko nekkoon parce que tellement que xamoon nañ ne bu dundee tamit yàlla rek moo ci jàpp lii nag il est temps mu arrêté bavure policière bi nga xam ne mi ngi am ci nguuru Macky Sall ak yeneen nguur yi policiers yi continué di rey parce que dama ne François Mancabou lépp lu ko dal ba mu dee nii tey man Ousmane Sarr damay wax ne commissariat central élément ya nga xam ne ñoo fa nekkoon di ko torturer ñooñu ñoo ko rey te lii nag justice daf ci war a def liggéeyam lii waruñu nangu état criminel état wuyu di continuer di rey sénégalais yi nii comme ça ñu ñëpp ñu continuer toog di noppi ñu rey ay doomu sénégalais ñoo xamante ni ay digne fils de sénégalais lañ ñoo xamante ni lan la ñu def parce que ay manifestants lañ parce que dañu bokk ci li defal seen réew parce que ay patriotes lañ parce que dañu bokk Pastef est-ce que lii mën nañu continuer di seetaan muy continuer Macky Sall di rey nit ñi comme ça ñun ñëpp ñu toog noppi François Mancabou yéen policiers yéen a ko rey te nag lii il est temps mu dakk te dañ ci war a wax beneen muy camp Pape Mamadou Seck xam nañ ne bu dundee yàllaa ci jàpp mais François Mancabou moom nañu xam ne lépp lu ko dal Macky Sall la ak ay policiers mi nga xam ne ñoom ñoo yóbboon central pour. waaw ndax Ousmane wax jooju ngay wax du ko faj mukk bu ñëpp doon waxit du ko faj noppit nopp ne pat du ko faj seetaan nit du ko faj te nag jàngoro ju ne ak garabam tout un problème à sa solution nous sommes face benn problème boo xam ne lu su war a régler la te foog nu jóg taxaw régler ko doon ay góor maanaam fayu moo koy faj dóor fayoo koy faj. La défense est une culture universelle une discipline boo xam ne askan yëpp ko bokk nangu toutes les nations civilisées toutes les religions le christianisme ba ci islam nangu na te d'accord nañ ci koy défendre sa bopp kon yéen waa Sénégal noppi du ko faj wax du ko faj seetaan du ko faj et il y a aucun problème sans solution comme ni ko Fidel Castro di waxee jóg leen ngir lijjanti seen bopp moo gën jàmbat li góor yi ngeen yor ci seen kaw bilaay bu ngeen ci jógut di ngeen dee dem sawara ndax ci jabaroo waa réew mi képp ci la ñu ne Cheikh Tidiane Gadio mi boo ko ne jàkk xool ko xam ko arriviste boo xam ne Cheikh Anta Diop la ñu naxe ban puus ko ba mu tàkk te mi ngi ne waxuma amal nu njëriñ waaye amul boppam njëriñam ba tax na kenn boobu jóg. am naa ay xarit yi nga xam ne ñu ngi en Europe mais ñoom tamit ñu ngi partager votre douleur parce que Sénégal il faut ñu waxante dëgg quand un commissaire dem ba agir de la sorte loolu vraiment il y a de quoi s'inquiéter parce que ñoom ils sont tenus à nous protéger ñoom la ñu yaakaar mais ñoom tey suñu comporter de telle manière vraiment non c'est la dérive quoi vraiment awma sa ay mots pour manifester sama douleur quoi mais c'est vraiment inquiétant c'est vraiment déplorable une telle attitude de la part d'un agent gradé de la police ñoom suñu defee nii ñun fan la ñuy jëm. Il paraît qu'il a été démis de ses fonctions. Ah bon? Oui. Non je viens de l'apprendre. Ah bon d'accord mais vraiment affaire bi neex ma nu ma gisee vidéo yi seen vidéo bi vraiment je suis vraiment abattu c'est écœurant quoi en quelque sorte
il faut tamit ñu xool état bi na xool nan la ñuy jëlee seen i nan la ñuy tàggatee seen i agent quoi parce que un homme d'une haute fonction tel qu'un commissaire dans un commissariat il y a plusieurs démembrements donc un commissaire n'est pas un homme ordinaire n'est pas un agent ordinaire de la police donc quand lui il agit de telle manière vraiment c'est inquiétant. C'est inquiétant vraiment. bi kay nu ma ko liiree metti na ma et am naa ay xarit yi nga xam ne ñu ngi en Europe mais ñoom tamit ñu ngi partager votre douleur parce que Sénégal il faut ñu waxante dëgg quand un commissaire dem ba agir de la sorte loolu vraiment il y a de quoi s'inquiéter parce que ñoom ils sont tenus à nous protéger ñoom la ñu yaakaar mais ñoom tey suñu comporter de telle manière vraiment non c'est la dérive quoi. c'est de la dérive c'est de la criminalité ñoom nii dañuy def ñoom rey ñu moo leen yëkkati tubaab bi soxlawuñ nit ñi tubaab bi suuf si la soxla soxlawul nit ñi fii dérive amu fi Macky jóg ànd ak ki góor jigéenam ànd ak ay sëriñ kompolo di toroxal Sénégalais yi ñëpp xam ko ba tax na nangu ñu jóg suñu bopp luñ ko jugóobee gar ko teg dee dem sawara mënu ci ñàkk ndax dañoo saraxe suñ góor ji xool Cheikh Tidiane Gadio poudre bopp bi xool ko muy lamsal dama ne kenn jóg ci suñ bopp biddanti am na yéex a jóg am na ragal am na lu ci ne am na te ñun xamuñu fan lañ ci féete waaye tubaab yi daa ñooy jeexal tàkk ban jeex tàkk daañu ko def kenn déglu nag beneen version bi nga xam ne moom la Ousmane Sarr wax muy analyse bu am solo mu jëme ko ci Seck bu Pastef li wax ci Seck dëgg la ku wopp ba mel noonu tëdd kooku ni muy rëccee nañ ko déglu ba xam waaw buñ ko dégloo ba noppi ak kenn ku ci def sa analyse Ousmane Sarr analyse bu am solo bu pertinente la def comme ni ma defe woon rek ca François kan ko déglu. nuyu naa leen tey nag dañuy ñëw wax ci ñi nga xamante ni nii ñoom la ñuy woowee ay forces spéciales te mu am lu ci bees muy cas Pape Mamadou Seck bi nga xamante ni administration pénitentiaire démb dañu génn benn communiqué que ne dafa évadé fi nga xam ne moom la nekkoon muy pavillon spécial. ñun nag xëy na amoon nañ information yi depuis que benn rumeur bi mu circulé que ne dafa décédé ñun bi ñu wootee li ñu wax mooy dafa évadé mais ñoom waxaguñ ci dara. mais nag ñun évadé bi li ñu si jaaxal mooy Pape Mamadou Seck depuis que ñu jàpp ko mu nekk commissariat central ba ni mu demee Rebeuss dafa nekk ci feebar bu méttee métti ba diiran bi nga xam ne moom la nekk garde à vue commissariat central mënul woon taxaw da doon toog wala mu tëdd diiran bi ñu fa nekk yëpp. léegi nag bu demee Rebeuss mu feebar bu metti ba ñu jëlee ko fa yóbbu ko infirmerie après nag bu ñu dee ba xam ne lii kat xëy na mën na dee seen ay loxo ci lañ ko jëlee infirmerie yóbbu ko pavillon spécial muy Dantec. léegi nag nit ki naka la mën a feebaree feebar boobu noonu ba pare mën a rëcc fi nga xamante ni mooy pavillon spécial ñun loolu jaaxal nañu parce que ba léegi communiqué bi nga xam ne administration pénitentiaire def na ko ñun en tout cas dese nañ ko gëm te donc ñu ngi siy xaar plus d'information parce que nit ki mënul feebar bay bëgg a dee ba ñu jàllale ko ñaari yoon nga xëy rek ne dafa évadé donc je pense que pour man am na loo xam ne waxuñu ko si mbir mi léegi nag ñu ngi alerté parce que yéen a ko jàpp giñ ko terrorisme gratuitement koo xamante digne fils de Sénégal la patriote la bokk Pastef ngeen giñ ko terrorisme gratuitement teg si torturer leen sonal leen dem placer leen mandat de dépôt c'est parce que na ngeen xam ne lépp loo xam ne am na si rek yéenay responsable bi te nag duñu ko bàyyee noonu te ñi ngi xaar ñi ngi déglu fépp fu mu nekk na ngeen dem jëli ji ko ngeen indi ko te ngeen xam ne bu fekkee leneen da si am ngeen koy nëbbu Sénégalais yi diñu ko nëbbu na ngeen xam ne parewuñ pour bàyyi parce que nag du ñu nangu ñu jàpp ay sénégalais gi ñu leen terrorisme gratuitement ñoo xam ne defuñu dara ne dañ doon attaqué ay attaque dañ doon attaqué ay station yoo xam ne ay tuuma kese la léegi nag ñun ñu ngi déglu ñu ngi xaar pour que ñu leeral mbir mi ñu génn Pape Mamadou Seck fi mu nekk bu fekkee ne mi ngi dund ñu wax bu fekkee dundul daf ñu wax parce que ñoom ñoo ko dóor sonal ko. waaye sëñ Ousmane sam xel la dal rek waaye li bam leeree yàgg na de Ousmane ñii ba mu la wóoree dañuy rey ak léegi ëpp na ñetti at yow ñii du ñu leeral nekkatu fi askan wi ci boppam ñàkk fulla ñàkk fayda noonu la ay nit leen ñoo xam ne tubaab yi ñuy li daa ñu jeexal parce que amuñu fulla waaw
Macky dégage Macky dégage luy Macky dégage ah Macky yor yat tiim leen bëgg leen a jeexal ngeen Macky dégage com ak ñàkk gëm sa bopp fi laa fi gis ak ñàkk gëm yàlla laa fi gis ak ñàkk wóolu saw askan laa fi gis 17 millions de sénégalais Macky génn génnam di saw ci seen kaw booba nëga ni ngeen Macky dégage te jéemu ñuy fexe jàpp ci génn ñu ko tipp dagg jéemu ñu koo def dama lun dal nu na lun dal rek nu na te rey yi moom du dakk de Macky day rey ba doyal parce que c'est la colonisation la xewoon Congo lu ko raw dana xew Sénégal dama li dee ci hôpitaux yi ëpp ñi ni fàdd ëpp ak ñi dee ci kaso bi am ñoo seeni borom seen bokk dañ ñu ci kaso fekk dee leen ba sànni leen lay Macky Sall yaa bon kon maa ngi jéggul te ñaan jàmm teex immigré yi nañ dugal seen loxo ci mbir mi nañu xalaat di waxtaan di seet ban buntu lay jaar ba tàggoog lii ay élection di ko fi jële loolu moom leer na ñëpp waaw ni Rwanda def gis ngeen ko Paul Kagame gis ngeen Mali lim def gis ngeen la Guinée ba Burkina Faso kan bokk jóg ci suñu bopp waaw ñun mën nañu lijjën su bopp ndax borom mi xel lañ te deret du tuuru dama ne mën nañu lijjën suñu bopp te deret du tuuru te kilifa yi diine yi ngeen sépp seen loxo sànni amulun lu njariñ kan boo ko wax dëgg rek amulun lu njariñ gisaguñ luñ faj de gisaguñ ko ñun waaw kon ñu jégal du ñaan jàmm waaw te naan asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences peace and love